waaw maa ngi gërëm ki sant Diop ndax ñëw na fi je vous donne ce scoop là avant muy feeñ waaw ñëw na fi am nañ séance de travail de 45 minutes il m'a montré des documents il m'a montré de nangam ak fi mu jaar waaye gars yi may ñu ko nopp et cetera alors dalal naa xelam waaw ma ne ko yow en tant que jullit am nga droit am ta propre lecture des enseignements coraniques am ta propre lecture de la chariatul muhammadiya et de la sunnatul nabawi voilà ma ne ko waaye li ma lay ñaan rek il faut savoir raison garder voilà na nga am humilité waxtaan si ak ñi nga xam ne ils veuillent bien may la nopp mu ne yow day may nga ma nopp ma ne waaw man koy déglu naa la voilà ma ne kon na nga am humilité rek nga ne man nii laa ko gisee lii daal moo ci sama gis-gis je pense que di nga dajeek ñoo xam ne sawar nañu ci gëstu ma ne ko parce que man j'ai une curiosité naturelle tout ce qui touche à la religion à la philosophie et autres quel que soit celui qui est porteur de ce message là dama lay may nopp ñu discuter débattre sama kër gii ay témoins de Jéhovah dañ fiy dugg ma toog wax ak ñoom xam nga am na kër yu bari témoins de Jéhovah bu ñëwee ak seen yooyu bagage yooyu ñuy yor naka la tudd sax réveillez-vous ñu naan na tëj leen bunt bi alors keroog dañuy ñëw fii xale yi naan témoins de Jéhovah ma ne ko bàyyi leen ñu dugg l'islam ne doit pas avoir peur du débat démocratique ku ragal le débat xanaa da nga wóoluwul ca la nga ne da nga ragal ñu këf la yóbbu la mais bu dee li nga téye lu dëgër la bu Iblis ak Firawna dekki woon sax da ngay am fit toog ak ñoom waxtaan ñu wax ak man ma déglu leen ba sonn ñu naan Jéhovah ratatatatat le fils de Dieu ma ne bàyyi leen fils de Dieu Jésus n'est pas le fils de Dieu ñu def débat ñu ne ma lu tax ma ne ko li ma gëm di téere alxuraan suñu boroom nee na xul wallaahu ahad yàlla kenn na allahu samad il est éternel lam yalid walam yuulat il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté walam yakun lahu kufuwan ahad fii ba àddina tukki kenn du ko diir mbagg donc débat démocratique l'islam nangu na ko Seydina Mohamed moo ko jëkk institué moom bu daan jël décision il éprouvait un immense plaisir di partager ses opinions ak ses proches mu di saaba yi dama ci citer benn exemple mais y en a beaucoup bi ko yàlla dimbale ba mu gañe xare yëpp Oudaybiya Uhud xare Badar et tout ba yàlla jox ko ndigal pour mu dem bâtir la cité état de Médine alors ndekete ba mu jógee Makka dem Médine Khouraychi il ne s'était pas avoué vaincu ñu ne dañ koy topp pour doggali ko renseignements généraux yi yëpp ko informé ko waaye comme que à l'époque les gens il y avait pas de train il y avait pas de véhicule dañ daan voyager à dos de cheval ou dos de chameau ñu xam ne que ñoom fa ñu jógee ak fa ñu jëm il faut presque un mois mu daal di saaba yi ñu ubbi débat mu ne lii daal laa jot ci information qu'est-ce que vous en pensez gars yi ne ko comme que yaay kilifa dañ lay jox la priorité nga jëkk wax sa xalaat mu ne man suma xalaat mooy en attendant gars yi ñëw puisqu'on a 2-3 semaines nañu tàggat xale yi former leen militairement armer leen ñu mën a renforcer sécurité cité état de Médine pour que Khouraychi bu ñu ñëwee ñu mën a taxaw opposé wu ndax ñu bañ a lor xale yi les femmes enceintes et les personnes âgées mais kenn ci saaba yi moo ne man day gisewu ma noonu mu ne ko acca bismillah kooku daal di ko ne man daal bu ma sañoon au lieu ñu di leen xaar fii nga xam ne bu ñu ñëwee fii xeex bi dana metti te dana am sax ñu rëcc dugg dans la cité état de Médine di lor njaboot gi au lieu ñu xaar leen fii su ma sañoon ñu dogale leen à des dizaines de kilomètres bërëb sàngam luy xew-xew foofu mais ci saa si ci la Seydina Mohamed teg xalaatam fee jël xalaatu ki yéeg ca fasam jël daa seeb ne allahu akbar ñëpp a topp ko ñu dem jëfee loolu ba ñu eggee ba foofu jàmmaarloo ba metti lool malaaka yi jàppale leen jullit yi am ndam dellu siwaat si seen cantonnement à Médine ba jigéen ñi màgget yi xale yi yëguñu woon ne sax xeex am na kon benn exemple ngoog bu wane ni moom donte la yonent la le fait que mu favoriser diisoo alors yàlla def na ci yërmande ba mujj ci am ndam moo tax nag muy wax ni wa amruhum shura baynakum nee na yéen jaam yi na ngeen di farataal shura moom la tubaab di wax concertation wolof di ko wax diisoo nee na fa isa azamt nee na boo leen waxtaanee nag ba pare nee na fa tawakkal alallah yi ngeen doog a nag wàkkirlu ci yàlla alors donc yooyu yëpp ma daal di ko waxtaan ak Diop mais je ne pouvais pas imaginer que bu fi jógee dafay woote ak yonent
parce que il me l'a pas dit. kon loolu yàgg na balaa muy génn la. il est venu 3 mois avant muy kii xam nga maa ngi wax ci média en ligne yi certainement dina ko suivre Diop maa ngi lay ziar di la masalu coono ma bëggoon nag ba nga ñëwee fii seeti Makhtar Gueye maam Makhtar Gueye bu Jamra la ñu waxante woon nga delloo si sa xel delloo si waat say xalaat ndax yow ku bëgg sa réew nga ku bëgg sa diine nga waaye suñu borom moo wax ci téereem bu tedd bi wax ne que ngën ji mbindeef Seydina Mohamed moom mooy xaatimu nabiyuna c'est le sceau des prophètes moom tëj na affaire bi beneen prophète du am grade ya ma koy jox na ko ba noppi Seydil awwalina c'est le premier Seydil aaxirina ba ca dernier ba ñoom ñëpp moo leen chef xaatimu nabiyuna fermé na le défilé des prophètes y en a plus wa imaamul mursalin te ñi fi jot a wàcc ci prophète bi yëpp mooy seen ilimaan kon nag waxi yàlla parole coranique la parole d'évangile la kenn mëntu ci soppi dara. bi ngeen waxtaanee est-ce que jox na la koo xam ne ànd na ak xelam yëpp. waaw curieusement j'ai vu que c'est quelqu'un de très intelligent waaw gis naa ne tamit gëstukat la wax na ma ñamu toogal bëgguma leen tudd parce que man quand même man mën naa gérer sama waxu bopp mais seet si na ma am na ñeneen ñu mu seeti avant muy woote yonent ñooñu dama leen di bàyyi ñu waxal seen bopp mais xam naa leen am na ñu mu seeti ci wàllu diine seeti na des chefs de desk religieux dans 2 télévisions jox na leen sax documents yi mu leen jox man jox ma ko voilà waaye man sama bopp laa mën a waxal donc ba ma seetsee mayuma fenn fu mu feeñal lii muy def tey maanaam woote yonent wanewu ma ko woon voilà moo tax nag ma ne nag Diop comme que jur na coow dama bëggoon nag nga defaat taxaw seetlu rek xool parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire ni ko tubaab di waxee te man jàmm rek laa la yéene ndax keroog gis naa la nga wax ak ay taskatu xabaar ba sa dënn fees sa rongoñ tuuru ça m'a fait beaucoup mal alors ma bëggoon daal comme que coow li bari na ñu ànd ñun ñëpp rek nangu li suñu borom wax rek mooy grade yi mu takkal Seydina Mohamed tappalu ko kenn Seydil awwalina Seydil axirina xaatimu nabiyuna xaatim boo ko déggee rek jeex na moom la tubaab di wax le sceau des prophètes clôturé na ko. alors keneen ki waaw kooku bi ma déggee yaayam maa ngi koy ziar bu baax ndax sama dëkkandoo la woon bi ma nekkee fii ci Yoff Layeen ndax maa ngi dëkkoon ci booru mausolée Seydina Limamou ku xër la ci diine ji yaayam ba pare dal di dogu lool nag ci yaayu mbootaay yi nga xam ne ñooy dundal daayira yi foofu ca Yoff Layeen moom tam wax dëgg yàlla maa ngi koy masalu ndax ba ma déggee son cri du cœur ça m'a beaucoup touché et j'ai compris que natt bi dal doomam metti na ko xëy na daf ci mënul dara it waaye metti na ko dégg naa ko mu baalu ahlul bayti Seydina Limamou ndax ñoom itam monté nañu au créneau dal ci kaw waaji ndax nee nañ mu ngi jàpp di jalgati seen zikkar yi bañ na ko ba moom ak i àndanoom dañuy solu comme ni Laayeen yi di solo alors ñoom itam yuuxu nañu particulièrement daayira Laayeen bi ñuy wax xaw ma naka jàppatuma kii bi jàppatuma tur wi metti lañu lii Zeyna def yaay ji jël kàddu di jéggalu ñëpp voilà kon nag Zeyna Zaman ni ma waxee ak Diop lay waxee ak yow sa yaay mënul dëkk si jéggalu na nga dimbali sa yaay ndax jigéen ju baax la ju tedd koo xam ne Seydina Limaamu lay noyyee guddi ak bëccëg te sa yaay bi mu déggee yenn tarixa Laayeen yi yenn kii daayira Laayeen yi yëkkati kàddu di contester le fait que nga mbubboo seeni zikr ak seeni tenue vestimentaire di jàllale seen message ba ñooñu naqarlu ko sa yaay ci boppam yëkkati na kàddu jéggalu xam nga ku bëgg sa yaay dëgg-dëgg nag doo ko mettre en difficulté te sa yaay kenn xamu ko woon parce que elle était très discrète moom jàkk ja daayira ba jumaa ja ak mausolée ba buy ziyaare ji voilà ma di la ñaan nag nga seet ci sa yaay ju baax jooju nga teggil ko coono ni nga koy mën a teggilee coono rek mooy li ma wax Jóob rek ñu tënku ci li suñu borom wax rek xaatimu nabiyuna
grade boobu kenn benn mbindeef moo ko am muy Seydina Mohamed maanaam c'est la clôture c'est le sceau la fermeture de la longue lignée des prophètes xam nga 124 000 prophètes moo am waaye moom moo mujj am alors kon nag loolu daal laa amoon lu ma wax ci ñooñu xam naa nag concernant Zeyna Zaman bu fi Saybatul Amdi nekkoon man danaa ko seeti ndax mës naa ko seeti ci lu demee nii ba yàlla def ci saafara koo xam ne jotuñu ko woon xam sax dafa jógoon nag bëgg di woote yu mel noonu ba ma ci waxtaanee ak rahmatullahi alayhi Saybatul Amdi daf ma ne kooku noo mën a naxanteeg moom ba mu ñëw rek nga indil ma ko waaye ba ma ko indee am na lu mu def ak moom te tubaab tuddee ko science d'exorcisme mu daal di génn la nekkoon ci moom kooku ne cocc ñu ne ko yow yaa fi wax lii ak lii mu ne man kii kay du man ñu tegal ko kaset yi ndekete moom ba muy def loolu mu ngi newoon dans un autre monde alors kon dafa amoon une superposition de personnalité di ko def loo xam ne moom ci boppam du ci sagoom du ci coobaram alors ginnaaw yàlla ak Saybatul Hamdi te ñu bari xam ko ah Saybatul Hamdi il a fait des miracles entre guillemets si wàllu woowu alors ginnaaw yàlla ak Saybatul Hamdi ci la kooku dellu si waat ci sagoom dal di bàyyi son projet de parce que moom dafa ne woon day lancer diine bu bees sax kookoo gën a garaaw ñi xam nga ñi dañu ne il reste dans le cadre islamique mais dañuy woote ne ay yonent la que dafa ne woon dafay réformer la religion musulmane indi façon julleem indi façon nangam xam nga ban genre julli la indi nee na Fatihatul Kitab par exemple bi nga xam ne ñëpp xam nañu li muy tekki moom nee na ku ne da nga ko war di jàng ci sa langue waaw wolof bi di ko jàng ci langam wala boog boo ñëwee ba ci bi ma wax sànq la sourate de l'unicité au lieu nga ne xul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nee na da nga war a ne yàlla kenn la yàlla moo fi ne ba faw yàlla jurul kenn te kenn juru ko te fii ba àddina di tukki kenn du ko mën a diir mbagg nee na jullit bi noonu la war a jànge suratul Ikhlas nee na joolaa bi jàng ko ci lankam séeréer bi jàng donc nee na moom c'est un grand réformateur yàlla ko yónni waaye kooku moo gënoon a garaaw Zeyda Zaman gën a garaaw Diop parce que ñi seen kaa garaawul ils ont toujours la possibilité de faire marche arrière ndax jubóog ummatul islamiyya bu Sénégal mais kële moom bu jàlloon rek musibaam alors comme que am naa ay lien de parenté ak moom ci lébu gi waaw ci la profité nag dem gis Saybatul Amdi ba étouffé na ko dans l'œuf ci sutura waajaa ngay dox yi soxlaam mu ngay lijjanti ay mbiram waaye léeg-léeg ma di ko tooj rek naa ko waaw Seydil Awwal lii na mu ne bu ma waxati loolu voilà kon nag yàlla na yàlla